mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi ñu tàmbale ko ak ñaxtu collectif bi ëmb lu toll ci juróom-ñetti téeméeri liggéeykat ñoom nag ay prestataires la ñu nekkoon ci aéroport Léopold Sédar Senghor bëgg nañ ñu boole leen ci tox gi maanaam jóge fii dem fële ca Diass su ko deful dinañ tiit lool ci seen ëllëg ba tax na bëgg nañ rek kilifa yi daal di sauver seen ay emploi jegeñaalay Khalifa Sall ci wàllu politique tey jii ñoom it bëgg nañoo yëglu ca Médina ay àjjuma joo xamante daal dañuy sol lu xonq la ne moom la ñuy def rek su ko defee moom Khalifa Sall ñu daal di koy bay ci kaso bi mu daal di génn moom Khalifa ak ñoom àndal sax boo sàgg nu ñoom it dana ndax ci parti socialiste ndax ci week-end bi ñoom parti bi dana daje ngir càmbal seen i ëllëg waa UJTL moom nee na waxtaan mënut am ci diggante Macky Sall ak opposition fekk kii di Khalifa Sall génne woon ko te Karim Wade ñu bàyyi ko mu jugee ca Qatar ñëw dugg ci biir réewum Sénégal ku ne xam na ni nag démb ak tey ñi ngi wax rek ay menaces yoo xamante ci wàllu terrorisme la jëm ci Sénégal ñu ne kilifa yi déjoué nañ ay projet attentat ba tax na sax ambassade États-Unis daal di rek xelal ay ressortissants yu nekk fii ci Sénégal ñu daal di moytu yenn ci barab yi ci noonu nag ñu am ci gan di professeur Bakary Sambou moom moo jiite Tombouctou Institute nekkit jàngalekat université Gaston Berger bu Saint-Louis professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la gërëm ci dal bi. wàllu tàggat yaram 12e gaynde ñoom it ñi ngi waajal bu baax jongante Sénégal Afrique du Sud bi war a am ci weeru novembre bi ñu dëgmal ñoom li ñu bëgg mooy stade bu fees doole ki drapeau Sénégal vert zone rouge bëgg na nit daal di célébrer rek 28 novembre ca stadium Marius Ndiaye li 12e gaynde boo xam ne dañoo bëgg a delloo ndugal njiitu réew Macky Sall ci rek gën a biral lii di bàkku Sénégal ak drapeau bi su ngeen taaxiloo ñaatal xibaar. mbokk yi daal leen jàmm ci xibaar yi ñu tàmbalee ko rek ak ñaxtu yi nga xamante ne ab collectif la ëmb nag ay prestataires yu nekkoon ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom daal seen ab lim toll na ci juróom-ñetti téeméer li ñu bëgg mooy ñu boole leen ci ñani toxal ci aéroport Diass bi su ko deful dina métti lool ci ñoom rawatina seen i liggéey yi nga xamante ni dañ koy ñàkk mateel lii moom moo doon wax ci seen tur ñu déglu ko ci micro Cheikh Assane Fall ak Mouhamed Dieng. ñun bi ñuy doog a ñëw fii dañu indi pour ñu liggéey bi liggéeyu prestataire la dëgg la ñun ñu yor nettoiement leeraluñ ñu woon ci biir kii bi ñu nekk parce que ñun dañu dégg rek transfert Diass bi ñu déggee transfert Diass ñu yaakaar ne ñëppay demandoo mais man biñ ne prestataire yi demuñu man ça m'a surpris parce que may ñaan dara di interpeller président Macky Sall mu xam ne fii ay njabootam a fi nekk ay njabootam ñoo fi nekk genn wàll majeure partie bi yëpp ay njabootam ñoo fi nekk te ay père de famille ay mère de famille yoo xamante ne ginnaaw yàlla ci seen ñaq bii la ñu yaakaar ma am yaakaar ne dafa ne woon day def politique boo xam ne emploi des jeunes ma yaakaar ne kuy politique emploi des jeunes doo def perte d'emploi képp ku ñu xam nag dem nañ fa interpeller la muy Maïmouna Ndoye Seck Pape Ablaye Seck Seydou Gueye premier ministre ñun nag ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak yéen porter combat bi di xeex ak yéen ba ñu yegg si fii dama bëgg nag ngeen interpeller wala ngeen wax wala ngeen yëngu wala ngeen xool nan ngeen mën a def ak ñun les prestataires de l'aéroport. beneen collectif a ngi nii ñoom it yënguta nan ay entrepreneur lan réalisé fii ci Sénégal ay édicule public ak tamit ay wanag ci mbedd yi rawat ne ci dëkku diine yi lu toll ci juróom-benni téeméeri wanag la wante nag ñi ngi bëgg rek nguur gi fay leen bor bu mu leen yoreel toll ci ñaar ci ay milliards démb nag lañ doon yëglu reportage Habib Faye ak Mar Dieng. collectif entrepreneur ya doon liggéey édicule public yi dooraat nañ seen loxo ci taabal gi di laaj seen ñaari milliards yeleen l'état bu Sénégal yoreel jamono ci gannaaw ba ñu liggéeyee douze publics yi ci yenn ci cité religieuse yi. dañuy ñëw di jël contrat yi dañuy waxoon ni ñun dañu bëgg a defar 600 édicules waaye duñ jox benn entrepreneur avance entrepreneur bi li mu war a def bu bëggee liggéey mooy na jël contrat bi bu ko demee liggéey ba pare ba autorité ba nekk ci dëkk ba seede ni liggéey na ko ba pare ak kayit mu indi kayit googu ñu yóbbu ko. ñoom ñu déposé ko assainissement doog ko fay xaalisam ñun ñëpp noonu la ñu def jël ay prêt ci banques yi fexe ba liggéey loolu bañ ko liggéeyee ba tey boobu ba tey mënuñoo am
fay parce que ci li ñuy wax ñoom ki nga xam ne moo jiite projet bi di signer contrat yi ak ki nga xam ne mooy directeur assainissement bi ñoom ñaar jubóowuñu am nañu ay problème gannaaw bi ñu dajeek jawrin gi leen jiite di Mansour Sy ñoom entrepreneur yi la ñuy sàkku jamono ji moo di giseek njiitum réew mi. Mansour Faye sax gis nañ ko moom ñu recevoir aux environs de 2 heures du matin ba 4 heures du matin déglu ñu ñun ñëpp ni mettitlu ko nit ñi moom sax yónni na ay ndawal boppam ñu dem xool gis ni liggéey bi defar nañ ko waaye lii problème bi waa ji waru woon signer contrat te moom amul budget pour fay ko li mu mën moom mooy nañ ko may 72 heures ñetti fan mu gis président de la république soumettre ko problème bi waaye loolu dafa doyul te wax nañ ñu tamit dinañ ko wax président de la république. mbaalu ko mooy yeneen yëngu-yëngal des nañ koy defaat ngir wane seeni naqar. te ñun lii mënoon nañ ko def avant élection yi mais Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine mooy bañ ko seetee dafa ni ñu président bi doomam la te déggal na ko bu ñu déggee ci presse moom yoonam nekkatu ci nañu dem toog dina wax président bi mu fay ñu moo taxoon ñu toog boobu ba tey yëngatuwuñ defuñu dara te même bu fekkoon Al Amine waxuñu ko ñun nous sommes des personnes disciplinées. tollu nañ ci juróom-ñaar fukki entrepreneur yuy laaj seen koppar l'état bu Sénégal jamono ji seeni mbébét moo di janook njiitum réew mi Macky Sall ngir mu indi saafara ci li ñuy dund. jërëjëf Habib wàllu politique ak jegeñaar lay Khalifa Sall ginnaaw àllarba tey ci àjjuma it bëgg nañoo amal rek li naan vendredi rouge sol seen yëre yu xonq dem ca mairie bu Médina ngir rek daje fa ngir rek ñu bàyyi it seen njiit li di Khalifa Sall moom mi nekk ci kaso bi moom Khalifa ak ñi mu àndal nag ñi ngi leen di tëkku rek na dana leen dàq ci parti socialiste boo sàggunul ayu bis bi rawatina ci njeexital gënar nañoo jaja ngir direction parti boobu ngir daal di càmbar seeni mbir leen ci dellusiwaat ci sunu xibaaru ngoon yi moom Khalifa Sall nag ak Karim Wade waa UJTL nee nañ tànk bàyyiwun kii kase des ñu bàyyi ko it mu jóge ca Qatar ñëw biir ci réew mi mu ñëw ci réew mi kon waxtaan munta am ci diggante président Macky Sall ak opposition bi UJTL seen njiit di Toussaint Manga moo yëkkati yooyu kaddu ci micro di Saprera ak Youssou Baro. Macky dafa woote dialogue si dialogue bu mu wootee ñu koy demandé mu respecter constitution bi d'abord constitution bi dafa am lu mu bind si constitution bu ñu voté en 2015 mooy maanaam statut de l'opposition statut de l'opposition boobu Macky da ko war a respecter lan moo waral bu ñu voté constitution bi ba léegi Macky bëggul conférer opposition statut am balaa ngay woote dialogue bëggatoo opposition am na loo xam ne yoon da ko bind ci constitution bi ne opposition am na statut da ngay respecter loolu d'abord mën na nag xam koy waxal ci opposition bi mën na xool noo demee dialogue tey ñuy wax rek ni boo bëggee woote dialogue boo xam ne yow da nga cee war a waxtaan loo xam ne moom la ñuy jëmee élection 2019 dialogue boo xam ne yow Karim toogul Khalifa Sall toogul loolu jàpp naa ne dialogue boobu amul sens parce que dialogue boo xam ne da ngay dem 2019 élection da nga war a toog ak ñëpp ñoo xam ne ay acteurs lañu ci élection yooyu acteurs yi nag tey Sénégal mënoo génne Karim nga xam ne mooy candidat PDS nga xam ne mooy plus grand parti opposition fu ñu toll nii mënoo bañal Khalifa Sall mu fekkee dialogue boobu parce que jàpp nañu Khalifa tey jii nii yàlla xaaw na ko may as tuut ci nit parce que moo ñëw ak coalition en troisième position élection yu ñu jógee loolu lañ koy wax ñi ne ko Sénégal mënoo fi bëgg a faluwaat bëgg a contourner ses adversaires politiques. kuréel gi ñu dénk mbiram biodiversité fii ci Sénégal lëkkaloon ak alkaati Sénégal muy gendarmerie ak ñii di waa douane ngir rek ñu xeex jëfandikoo drogue gi fii ci Sénégal wante tamit nii ni gore garab yi ci àll bi police it bëgg na boole ci boobee formation démb la woon ndaje mi ñu déglu ci kii di Ousseynou Kassé moom mooy directeur exécutif bu kuréel bi ci micro Mame Biram Diouf. lépp li nga xam ne dafa nekk ci wàllu règlement mu nekk ci këyit ñu bëgg leen ci tàggat pour bu ëllëgee ñu mun a jël décision appropriée loolu bu weesoo ñi ngi nar a tàggat ñeneen ñi nga xam ne ñooy nekk ci frontières yi pour woon leen ni nga xam ne nañuy war a defee contrôle bi comme ñoom it doonut loo xamante ne ni lu bees la ci ñoom ndaxte ci même procédé yi maanaam ci même yoon woowu la ñuy xoolee affaire drogue beeg yu demee ne ko noonu donc ce sont les mêmes procédés donc du doon loo xamante ne lu jafeñ lay doon ci ñoom donc ñu ciy gërëm itam kilifa police yi nga xam ne ñooñu ko yombal te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk benn ndab bu ñuy sotti. président de la république moo ne woon lépp loo xam ne dañ koy defati ngir xeex loolu maanaam bant yi nga xam ne dañ koy dagg ak di ko kii ci booru Casamance ak yooyu mu ne nañu boole suñu doole yi maanaam police gendarmerie ak ministère de l'environnement directeurs yi parc yi mu ngi nii directeurs yi eaux et forêts
waroon na fi nekk ñoom ñëpp dañu doon bokk di def mission te dañ doon gis résultats yi ñu ci doon am ñun tamit loolu moo tax ñu daal di xelal ko suñu bopp daal di koy tàmbali dem ci waa police bi ak yeneen autorités ñoom it ñu nangul ñu ko donc ñu di leen si sant. alkaati yooyu nag ñi ngi bay seen waar ci xeex terrorisme fii ci Sénégal gis ngeen dem ba léegi ñi ngi fi wax mbiram menace terroriste fii ci Sénégal rawatina rek li nga xamante ni mooy bulletin bi ambassade des États-Unis daal di génn ngir daal di artu ay ñi nga xamante ni tamit ay doomu Amérique la nekk fii Sénégal ñu moytu yenn barab yi buñ sukkandiku suñu naataango yu l'observateur kilifa yi Sénégal rawatina seen force de défense ak sécurité yi déjoué nañ fii benn projet d'attentat boo xamante ni ay samba boo yi naroon a jógee fële ca bitim réew ñoo ko fi naroon a amal ba tax na rek ñu am ci gan di professeur Bakary Samb jiite kër gii di Timbuktu Institut muy rek yëngatu di xeltu it ci wàllu sécurité ak mbiram terrorisme wante tamit jàngalekat la ca université Gaston Berger bu Saint-Louis professeur bi nga déggee xibaar yi démb ak tey est-ce que war bett na la. waaw jërëjëf Chérif ci dalal bi liñ ci mën a wax rek li jiitu mooy. dafay confirmer loo xam ni xëy na bañ koy commencé wax ci sama li ma concerné depuis atum 2013 wéetoon naa ci lool ñëpp ni musiba lay wax Sénégal bokkul ci loolu et cetera tey gis nañ ni liñ doon wax jombul benn réew. loolu mooy ba ngeen di wax ay cellules dormantes ak 2013 premier rapport mooy grand angle sur le radicalisme religieux et la menace terroriste au Sénégal ñëpp dar seen gémmiñ te loolu li ko waral mooy institut bi mel ni Timbuktu wala gëstukat dafay waajal dafay prévoir li ñëwagul prospective kooku nag boo koy def da ngay nangu critique nangu ñu wax la waxoo dëgg et cetera mais xëy na lii firnde la ni anticipation boobu amoon na solo ñaareel bi mooy aussi pour ñu dalal xelu population bi lu am solo la parce que service de sécurité et de défense bu Sénégal xaarul États-Unis pour xam ni menace am na fi peut-être lii am siiw daana am siiwul dégg nga ñoom ñu ni déjoué nañ ko ba tàyyi xam nga Sénégal créé na lu ñu naan cellule de lutte antiterroriste boo xam ni corps yu bëri ñoo ci bokk mu créé na lu ñu naan SICO ak yeneen bu gendarmerie gis nañ leen yeneen loo xam ni ñoo lànk loolu donc suñu service sécurité ñu ngi am information bi mais nag bëgguñu aussi en même temps population bi nag ci tàngee foo toll ndax ñaari mbir benn bi mooy li muy def ci économie tey buñ nee bu kenn dem ci hôtel bu nekk beeru géej ba décembre passé kooku day indi kasaara bëri ci suñu réew te kon terroristes yi ñooy gagné. Deuxième chose aussi mooy réew yooyu nga xam ne ñooy signalé terroristes yi mooy États-Unis ñuy France ñoom ñoo ñu ëpp menace tey mun nañ ñi Dakar moo ëpp moo gën a sûr bu fekkoon bu ñuy calculer sécurité dëkk ci nombre attentat yi fa am France ñoo ñu ëppale attentat fuuf 5 ou 6 par année États-Unis noonu yeneen dëkk noonu donc ñu delloosiwaat mbir mi ci ni mu yamee li muy indi rek mooy ñu yar population maintenant ci changement de comportement suñu la nee ubbi sa saag nga ubbi ko dooni man kilifa laa fii laay jaar et cetera respecter consigne sécurité yi mais yaakaar naa ne ay la yoon suñu état ak suñu force de sécurité yi ni nga xam ne seen wàllu compétence ba mel ni FBI wala ñu ñëw fi Sénégal am fi ay une semaine toog di jàngandoo ak ñoom yaakaar naa am nañu compétence am nañu xarañ goo xam ni mun leen may ñu sàmm situation bi te lii américains yi xëy na ñoo ko wax mais du lu bees xëy na suñu force sécurité xam nañ yeneen yoo xam ne waxuñu parce que ngir dalal xelu population bi ñu bañ a paniquer yàq suñu économie wala ñu dugg ci loo xam ni xëy na am na yenn réew ñu gérer ko Côte d'Ivoire dal na fa mais ñu ngi continuer seen économie di marché ba léegi c'est très important ci loolu sax leen des ba léegi parce que buñ sukkandikoo comme ni nga ko waxee ci suñu naataangoo yi l'observateur yi def nañ ci benn papier bu am solo ci wàllu yàgg nañ ko mais ñoom kilifa yi ñi ngi gérer information bi contrairement ak américains yi ñoom est-ce que aussi seen doxalin américains yi duñ panique bi du ñoom ñoo koy indi parce que buñ artoo seen ay ressortissants buñ xamee information yu ni mel est-ce que amul nun war a doxalee ak nguur ak Sénégal pour gérer information bañ a tiital nit ñi. c'est vrai que ñoom dañ nekk seen obligation mooy informer seen citoyen xëy na tey bu njombe am wala leen am loo xam ne waxuñu ko seen citoyen mën na ni ambassade tel moom it informé wu ma loolu tamit xëy na ñoom ci seen fonctionnement interne la mais tamit yenn saa yi courtoisie war nay am ci information yi nga xam dafa sensible ñu gën ci jokkoo gën ci def harmonisation ñoom ak état sénégalais ak service de renseignement yi ba nga xam du indi panique ci dëkk bi li nga xam tamit mooy suñu wàllu secteur tourisme ak suñu wàllu économie bañ a loru ci information yooyu nga xam ni tey bu fekkoon da nga jàpp loolu rek teg ci sa bët
kon Paris du ñu liggéeyati France du defati dara Allemagne kenn demati hôtel et cetera nit ñi ñu ngi dund ak menace bi bàyyil benn réew loolu lañ doon bañ ba léegi ñëpp xam nañ ko léegi mais il faut ñu yar population bi ci changement de comportement et de mentalité. ci loolu sax gis na appel yi yar population bi ci changement de comportement yi gis nañ muy généraux yi maanaam ñi jiite armée bi ak gendarmerie ak police sax bu ñuy wax danaan population yi aussi ñuy coopérer ak force de défense yi ko gis sa koñ loo xamante ni leeru la wala nangam nga dénoncer wala yu ni mel est-ce que loolu aussi waruñ cee gën a accès information bi ak tamit sensibilisation bi. xam nga ci yenn forum antiterrorisme dama fay wax yenn saa yi yenn wax man leen ñoom pays occidentaux yi européens yi wala États-Unis ci wàllu renseignement ñu leen ëpp chance xëy na ñooñu ëpp matériel ëpp ñu technologie mais renseignement humain dara mënu ko remplacer parce que ñun ba léegi am nañu ay communauté bu nit duggee ci benn village ñëpp xam ne ci dëkku fa ñoom amuñ loolu ñoom ki nga jàkkaar loolu buntu bopp sa bopp appartement kooku xamul foo dëkk xamul noo sant donc am na avantage yu ñu am mais ñu gën a fagaruwaat rek parce que tamit du doy fagaru du doy mais population dañu war a coopérer ak force sécurité de défense ñi nga xam tamit ñooy kilifa diine yi ñi nga xam ni ñooy kilifa yi aada yi tamit gën a informer population yaakaar naa ne ministère de l'intérieur defoon na liggéey bu am solo ci bi ñu créé CLAT pour informer les chefs de service ak ñi nga xam ni à la base pour ñuy wax ak population yi loolu am solo ba nga xam ni pour ñu bett ñu dina jafe parce que li tey bu ñu am loolu renseignement kon gars yi bettee mënoon nañu bett mais loolu dànkoof nañ ko ci renseignement dànkoof nañ ci information yoo xam jot nañ te ñu njëkkul ci Sénégal suñu force de sécurité de défense ñu ngi xam tous les jours yenn menace wala yenn sérieuse ou pas di ko suivre pour bañ a créer panique. ay professionnels lañ wax dëgg yàlla li ma ci gis ak ñi ma ci xam ci seen wàllu liggéey ay professionnels lañ ñu ngi koy gérer ba nga xam ni du indi panique ci dëkk bi may waxaat ñu dalal xel yi ba loolu bañ a yàq suñu économie surtout wàllu tourisme bi surtout wàllu nga xam ne di Sénégal nekk destination ñu gérer menace bi comme ni ko yéen dëkk yi gérer France moo ñu gën a tiit foofu États-Unis ñu ngi dund ak menace bi Côte d'Ivoire vivre na ko mais terewul ñu gérer ko li ci am solo mooy li ma waxoon sànq ñu yar population bi ci gérer menace bi ak changement mbirum renseignement dañ ciy taxaw ba léegi parce que lu am solo la ci xeex terrorisme est-ce que laajut maanaam réew yi nga xamante ni ñoo bokk diwaan bi di Afrique de l'Ouest ñu gën a mën a lëkkaloo ci wàllu weccoo ay xibaar ci yu ni mel. loolu ñu ngi koy wax ci CEDEAO temps yi gën nañu ko renforcer li ñu tuddee alerte précoce maanaam ñu gën a yëglu li nga xam ne mooy waaj a xew ba ñëpp am information bi ci wàllu G5 Sahel aussi am na ci. mais Sénégal xëy na ñun bokkuñ ci de manière statuaire Sénégal du membre mais coopération mënul ñàkk temps yi am na jàngat bu ñu def ci jàngat bi ñu defoon ci banlieue Dakar Timbuktu def na ko fële ci wàllu Rosso suñu frontière ak Mauritanie donc loolu day wane ni dëkk yi ñu dendal donc bokk ñoom organisation ba nga xam mooy G5 Sahel ñoo bokk li ñu tudd la sécurité collective il faut coopération bi gën a am. ci wàllu service de sécurité. gis nañ sax visite président Kaboré bi mu ñëwee fii Ndakaaru bërki dem moom Macky Sall wax nañ ci loolu maanaam même Sénégal bu mënta bokk ci G5 Sahel bi muy lëkkaloo ko yeneen réew yi ci bokk juróom yooyu ngir weccoo xibaar yi. xam nga Burkina dafa bokkoon ci catégorie bi nga xam ni moom la ñu tuddee la catégorie des pays qui peuvent donner encore la possibilité d'une approche prospective. boo xoolee Burkina ak Sénégal ñoo bokkoon catégorie. avant 2016 Burkina amuloon ay attaques wala 2015 fin 2015 2016 Sénégal aussi noonu la meloon yàlla musaloo leen ci terrorisme tey ñu jànkanto ak moom ci frontières yi nga xam mooy frontière Mali bépp réew boo xam ni tey. da nga bokk ak Mali frontière war nga bàyyi sa xel wàll woowu Sénégal ci wàll woowu yaakaar naa ni su ma juumul ci information yi ñu jot ñu ngi def des patrouilles mixtes pour. frontière Sénégal ak Mauritanie ak Mali pour gën ko sauvegarder loolu lu am solo la donc coopération bi mënul ñàkk nga président Macky Sall bien que Sénégal bokkul ci G5 Sahel mais nee na le Sénégal dina appuyer le G5 Sahel surtout domaine ba parce que mënut a ñàkk ñoo xam ni ñoo bokk même frontières yi Mauritanie nekk ci bëj gànnaar réew mi ñu nekk ak Mali ci penkum réew mi kooku il faut ñu fagaru gën a am coopération gis nga attentat bi par exemple bi xewoon ci Grand Bassam ci Côte d'Ivoire ñi nga xam ni ñoo def njombe yooyu bi ñu xoolee seen puce téléphonique ay puces Bissau wala ci fekk donc ñooñu xëy na jaar nañ ci réew moo leen jaar feneen donc contrôle aux frontières dafa am solo mais aussi yéegoo ci wàllu renseignement. waaw loolu aussi contrôle aux frontières am na solo mais est-ce que gën a dooleel aussi force de défense et de sécurité ci wàllu moyen ak formation aussi du gën a rek yombal lu ñu mel parce que ñi ngi ci votu budget jamono ji gis nañ yenn réew yi dañuy seen budget défense day yokk bu baax est-ce que Sénégal aussi war ñoo gën a bàyyi xel lu ñu mel. amoo ci information exacte mais boo xoolee ci wàllu équipement am na changement di nga ko sentir di nga ko gis mais fi may gën a insister mooy guerre ci boppam moo changé bu yàgg guerre da ngaa gis armée bi taxaw
armée bële taxaw ñu jaamaarloo ci ab ligne de front kee gagné kee am défaite léegi guerre bi xaw muy la guerre asymétrique mooy noon bi xamoo ko gisoo ko mën na am sax déjà mi ngi sa biir kër xam ko façon guerre bees la boo xam ni armée àdduna bépp mais États-Unis même France kenn préparé wu loon ci loolu mais yaakaar naa effort war na am ci gën leen former non seulement ci wàllu sécurité bi mais wàllu prévention parce que li olof naan xoddi ko bala ngaa lakkale prévention moo ëpp solo ñu incité que intervention parce que bis ñu àgg ci intervention mooy échec am na bu ñu deful prévention ba àgg ci intervention du ñu génn ci problème bi li koy firndeel mooy américains yi def toog na lu mat fukki at ak juróom ci Afghanistan taliban yi ñu ngi fa léegi. Normali France ma ngi fay intervenir ci Serval ak Barkhane mais ba léegi problème yi ñu ngi fi ba léegi même sax am na groupe yu bees comme groupe Front Libération du Massina donc kenn mësulu gis ci àdduna mbir mi aussi ci luy dem ci bopp la ak xalaat comme ni ñu waxoon forum Dakar bay passé réponse doctrinale kenn mësulu gis Kalachnikov boo xam ni rey na ab xalaat li koy rey mooy xalaat mooy éducation mooy prise de conscience mooy ci wàllu éducation moo tax je pense que liñ ñi dina am waxtaan wu ñu amee le Sénégal ci février ci wàllu éducation dama bëgg ñu yaatal ko ci wàllu éducation parce que éducation mooy arme de construction massive bi nga xam ni ci aw xeet mooy def lii nekk ci bopp xale yi. ba nga xam ni ñu wax ci forum Dakar ñu wax ci forum de Dakar parce que novembre la daanaka mu ñëw forum bi aussi ci loolu lay gën a yëngatu loo ci xaar. li ma ci xaar mooy li ma waxoon semaine bee passé africains yi jot na ñu teg ci kaw taabal ji li ma tuddee ñu dénoncer indignation sélective mooy bu mbir amee nañ koy naqarloo bu fekkee dafa xew ca tugal du bokk ak ni ñu koy naqarloo bu fekkee dafa xew ci Afrique xoolal Boko Haram li muy rey xoolal aussi la xew ca Somalie fan yee passé 200 nit faatandoo ci benn accident gisoo benn dégg naa ay condamnation France États-Unis wala Angleterre mais ca la yem ci làmmiñ la yem gisoo benn mobilisation internationale te tey réewu africains yi soxla nañ ko leen jàppale ci côté boobu mooy parce que bu ñu deful loolu mooy indignation sélective bu ñu deful loolu mooy dañ dem ba discours bi ñuy tenir contre le terrorisme daal ñi dañuy wax rek mbir mi mbiru tubaab yi la ñoom la concerné et cetera. nañuy fexe ba bu mbir yooyu xewee Afrique suñu président yi ni ñu mobiliser yenn saa yi ñu jël sa avion dem marche fu mel ni Paris wala feneen ñu mobiliser noonu dem defal yeneen réew yi xam ni aussi Afrique moom la terrorisme bi gën a touché actuellement te bu ñu defal ndànk comme fële Daesh mi ngi gën a sonn. ci Moyen-Orient bu ñu defal ndànk nañ def Afrique mooy seen kër à partir du sud libyen àgg ba ci Niger te bu boobaa. laaj mujj bi rek professeur yaa ngi koy wax wàllu éducation lu am solo la gis nañ seen rapport bi ngeen defoon ci banlieue bi ndaw ñi dañuy bëgg a dem danoo ndool ñoo gën a vulnérable ba tax na it terroristes yi ñoom lañ gën a yàpp di leen ngemm gis nañ la li xew diggante France ak Sénégal démb ba sax mbiram visa ci étudiants yi ñu yombal leen ko yaa ngi fi wax tamit sommet bi fa war am fii ci Dakar ci février ci wàllu éducation loolu lépp est-ce que jàpp nga ni mën na nekk pexe ngir ndaw ñi aussi bañ a dem rek ci jihadisme bi ak yu ni mel. waaw suñu diggante France dafa war a jógee seulement ci coopération jël baat bi naan partenariat France am na lu mu mën a jàngee Sénégal lu bëri wax naa ko bi Cazeneuve di ñëw Sénégal mooy ni ñu mën a fexee fii ci Sénégal li fi am ci modèle l'islam boo xam ni l'islamu jàmm la ñu gérer ko ba nga xam ni ñëpp a ngi ci gis seen bopp di ko dund ak jàmm. mu ànd ak éducation mu bañ a nekk forme boo xam ni forme toujours agressive wala forme boo xam ni toujours day nekk loo xam dañ naan xeexu diine la kooku France mën na ko jàng Sénégal beneen bi mooy. ñu am collaboration ci wàllu renseignement mais surtout ci wàllu sécurité. collaboration bi dafa war a gën a am solo te gis naa accords yi nga xam signé ko mais dafa war a weesu foofu non seulement ci côté intervention bi nga xam ci la ñu gën a intervenir ndax moyens yi ñu jox G5 Sahel mais ñu gën a intervenir ci prévention nga xam ne mooy éducation. xale yi mooy à côté de la réponse doctrinale ñu def les réponses sociales xale yi am xëy gën a am yaakaar seen avenir ba benn Samba Boy du ñëw li nekkoon seen xel mu soppi ko dugal ci loo xam ni mën na indi jëye ëllëg ci suñu réew wala ci Afrique. jërëjëf professeur Bakary Sam mooy fàttali ni moom moo jiite Timbuktu Institute nekk it jàngalekat ci université Gaston Berger bu Saint-Louis moom moo nekkoon suñu gan ñu doon waxtaanee rek xew-xew jamono rawatina ay menaces terroristes yu ni mel kon ñu dalal xel yi rek xam ni loolu benn réew mucc ci li gën rek mooy ñu gën a fagaru ñu wéy ci xibaar yi dem ca Île à Morphil foofa nag gis ngeen coow
coow la fa xewoon ci mbiram suuf dox ca Damet ak rek yeneen diwaan yooyu nekk foofu société bi nag di Africa Partners daal dinay dimbale soxna yi ci wàllu ndimbal jàpp na ni it daal fitna ga daal dinay wàcc te tamit ña doon bañ ngir projet boobu am fa ñu ci bëri daal dinañ ci ànd ba tax na rek ñu déglu kenn ca kilifa yi boobee projet moom mooy directeur bi ci micro suñ correspondant ca Saint-Louis Ousseynou Diop ak Habib Seck. Comme vous le savez, nous avons un comité de suivi relatif au projet avec les communes. Nous avons arrêté au sein de ce comité xam ngeen ni Africa Partners taxawaloon na benn comité de suivi boo xamante ni mooy saytu li ñu war a jàppale askan wi am na ñetti machine échographie yoo xamante ni jagleel nañ ko commune bu Dodel Demet ak Dara Alaybe loolu nag toll ci fanweer ci ay millions ngir jàppale askan wi xam ngeen ni fii jigéen ñi dañuy def ay kilomètres yu bare ngir mën a dem di defi ay échographie loolu nag moo tax ñu andi lile te xam ngeen ni loolu dina fa jeex léegi yéen a ngi wax naan jàmm am na ci diggante projet bi ak askan wi jàppale ni benn jafe-jafe amul suñu diggante ñoom xam ngeen projet bu ñëwee ñii dañ naan waaw ñii ni déet loolu rek moo ci amoon waaye jamono ji lépp jaar na ci yoon xam ngeen ni xale yi dañu war a liggéey ndax fii ñëpp wax nañ ko ren jii taw bi demeewul noonu am na ay jafe-jafe askan wi war nañu dund projet yi bi nga xamante ni andi nañ ko toll ci 10 000 hectares daañu ko bay ànd ci askan wi ngir nag jafe-jafe yooyu nga xamante ni moom la ñu waroon jànkonteel l'opportunité est donnée à des projets d'irrigation et donc notre projet, j'en profite pour en parler, celui d'aménager 10 000 hectares pour le projet, 2 000 hectares pour les populations tombe à point nommé. Aujourd'hui, les gens ont besoin de travailler également la terre. ci bët Saalum réew mu ca Ziguinchor foofu nekk ay kilifa ci commune la daje nañ fa liñ bëgg rek mooy yooye commune gën a mën a dimbali ndaw ji rawatina rek ci seen ay yëngu-yëngu ba tax na ñetti commune ñu ngi woon ci atelier ngir xalaat lu ni mel ñu déglu Moussa Sakho kenn ci ñoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. souvent xale yi dañ leen di fàtte bu ñu leen naree bu ñuy defar suñu budget mais donc il faut que ñu dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk collectivité locale yi mairie yi parce que ñoom ñooy bind seen budget ñooy uti xaalis bu fee jëm ñoom ñooy exécuter aussi le budget ñu ne donc foog ñu dem tàggat leen pour commencer leen tàggat il faut que ñoom ñu xam lan mooy xale d'abord lan mooy axam ak yelleefam ñu seet ñoom seen budget bu ñu doon def noonu est-ce que mu ngi doon jël en compte xale yi wala jël ñu leen en compte bu fekkee jël nañ leen naka lañ leen fan façon lañ doon jëlee ñu expliquer leen naka si façon yoon bu bees bu nga xam ne tëralin bu bees bu nga xam boobu lañ nar a aw ba nga xam ne xale yi su saa yu ñu def bindee budget rek du ñu fàtte xale yi dañuy jël en compte lépp lu nga xam ne xale mën na ko soxla pour mën a jàng pour mën a am wér gu yaram mais pour mën a foo aussi si bërëb bu nga xam ne bërëb bu set la aussi lu ñuy séntu mooy képp xale bu nga xam ne yaa ngi dund nga jàng école aussi nga am jumtukaay yu mën a jàng école waaw loolu yëpp balaa mu ngay mën a taxaw il faut nga am wér-gu yaram donc loolu yëpp la ñuy ñaan vraiment ñu nga xam ne ñoo nekk ci mairie yi bu ñuy bindee seen budget ñu mën a di fàttale ko toujours ni xale am na te xale bëgg-bëggoom ak lu mu soxla dafa wuute ak lu mag soxla. wàllu aada ak cosaan ñi ngi waajal ñaareelu édition festival Ñummi Badiyo ma nga nar a am ca Tambacounda boobu festival nag lañ cay xaar rek mu gën a suqali tourisme foofu ca Tambacounda ndax rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee bitim réew bëgg rek xam aada ak cosaanu diwaan ba ñu gën ko mën a def jokkalante ci askan diggante Sénégal ak Gambie te bëgg nañ mu gën a ratax jaaree ko ci boobee festival Aïssatou Pay Fall Thierno Laurent Mendy. suulen siñiilo ala ŋaño sutura baba balimaya kono la badiya wo badiya femma balimaya wo femma siya wo femma balimaya bo duna kono la de nañ leen bëggante ci mbokk ñu fonkante ci mbokk ndax yàlla lii la bëgg ku jokko mbokk yàlla dalay jokko ku tas mbokk yàlla dalay tas ku yàq mbokk yàlla day yàq say affaire kon mbokk moo gën lépp nañ leen jàppante nañ leen fonkante ñu iirante ñu aarante ñu soppante ci sunu xol te bu ñu naxante mbokk rek la yàlla bëgg. way yi ngeen di dégg nag lenn rek ko tax a jóg gën a dëgëral mbokk gi mbokk diggante mag ak rakk ak mbokk diggante ay communauté voisine ba tax nag festival bi ñuy wax Ñummi Badiya ñu ndax ko amal mu nekk événement bu am solo buy gën a rataxal diggante yi nga xamante ne mooy dëkkum Gambie ak Sénégal mu nekk événement politique social ak culturel. ay retombées économiques ku wax Toubacouta wax tourisme Toubacouta tey fi mu nekk nii mu ngi ci presque 25 hébergements yoo xam ne tey am nañ ci 3 grands hôtels ak ay campements ak presque une 50aine de résidences. boo xoolee période halieutique yi ñëw ci sous-région bi yëpp Bedenti Bosinka Djinak Diatako Djinak Bara Missirah lépp ci commune Toubacouta lañu bokk te tey ñoom ñooy jox si daanaka. produit halieutique yi nga xam tey daanaka moom mooy ñëw ci département Foundiougne li ci ëpp kon loolu su amee tey ñu organiser festival tool noonu ña waroon a jaayi Kaolack
ña waroon a jaay Dakar dañuy jaay si seen ron dëkk moo tax ñu organiser. bu boobaa nag ay activités yu bëri dinañ am ci festival boobu séeréer soose ñominka ak yeneen ni ethnie dinañu wane seen i mënin. waa Banjul pour ñu démarrer Jaliba Kuyateh soose la milieu bi loolu la laaj ñun suñu côté ñu ngi démarrer Oussou Ndiop parce que tamit dafa baax ci communication booy communiquer nga wax li nga xamante ne ña fa nekk loolu la ñu namp te comme milieu séeréer ak milieu soose ak Joola ak Mandenk la maa ngi wax sama doom day honorable député Boucara bi nga xam ne am nañu Grand Yoff mu andi leen comme ça mu fekk fa suñu séeru baay ak suñu jàmbadong yi ñu mën ko boole. lu jëm si ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre foofule ci ca Toubacouta ak ay environ am peuple Gambie nag ak peuple Sénégal dinañu weccoo seen ay diversité culturelle. wàllu tàggat yaram 12e gaynde ñi ngi waajal bu baax ñaari jongante yi nar a dox ci diggante Sénégal ak Afrique du Sud jëm ci éliminatoire coupe du monde rawatina match retour bi nga xamante ne mooy bi mujj am fii ci Ndakaaru ñoom nag bëgg nañ rek daal di sol ay drapeau yu Sénégal ak tamit lépp lu ci jëm rek ngir yóbbu ko ca stade ba feesal ko dell mën a nekk ci ginnaaw gaynde yi ñi ngi waajal it beneen xew-xew buñ jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ñu may amee ca Sadio Marius Ndiaye bëgg nañ caa delloo ndukkal président Macky Sall ñu ànd ci ak ki jiite rek 12e gaynde ci micro Cheikh Tidiane Dione ak Pape Sangone Mbaye. bis bu rëy lañ jëm bis bu rëy ci wàll yëpp maanaam bis bu ñu war a joxe raay bi gën a mag suñ ñun muy maanaam delloo njukkal son excellence le président de la république Macky Sall muy premier supporter ñu war ko delloo njukkal ci lépp lu mu def jëmale ko ci 12e gaynde ci jàppale bu mu jàppale ak décoration bu mu defal 12e gaynde chevalier d'ordre national du mérite ak bépp chaque fois mu ñuy invité nekk ci ay wetam ñuy assister couleur yi loolu lépp boo ko boolee tey war na jaadu ci 12e gaynde mu delloo njukkal son excellence le président Macky Sall. bu ñuy joué Sénégal joué ak fukki benn ay gaynde mais ñu ngi joué tout un peuple sénégalais maanaam fukk ak ñeenti millions sénégalais la ñu war a joué. ponk bu mujj ci xibaar yi li gën a fes ci yenn kaay yi la ñu ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf dañu doon toog rek dégg bomb yi kalaate ak explosé ci réew mi ndax say-say si mu di terroriste yi waajoo nañu ba jekk waajal ba ne sugg ngir ñëw toj Sénégal l'observateur nañu waaye kopp di mbokk mënoo koo jëw yéenekaay bi nañu génn kilifa gu mag gu kawe lool ci sécurité réew mi ñoo leen xamal la ñetti nit yu waroon a jóge ci sous région bi ñoo doon waajal ab attentat bu ñu bëggoon def ci benn l'hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru l'hôtel ba ban la l'observateur nañu duñu ko wax li ñu xam daal moo di ñett ñooñee ñaar ña ñoo sàlla woon attentat bi kenn ki moo leen waroon a dugal ci réew mi waaye jotuñu dugg Sénégal ndax matuwaay yu rëy yoo xam ne Sénégal jël na ko ngir gàntal terroriste yi ak service renseignement généraux yi xerañ gu ñu xerañ moo tax attentat bi amul les éco nañu américains yi ñoo ngay yëglu ak di alerte ndax nee nañu saay-saay si mu di terroriste yi teg nañuy gët Dakar ñoo ngi ciy pexe ngir def fii attentat waa Amérique am na luñ ci karfati ba moo waral ñuy sàkku ci doomi Amérique yi nekk fii ci Dakar ñuy moytu hôtel yi nekk ci boori géej gi journal bi nañu alerte bu ni mel jaruta sàgganeen ndax ca Mali bañ fa defee alerte ba ñaari fan lañu ca teg rek attentat am ci réew mi Le Quotidien nañu alerte américain à Dakar américains yi nee nañu am nañu lu wér péng ci ne terroristes yi ñoo ngi fexel Sénégal la Sénégal moom xëy tëgg gémmiñ gi di yëglu alerte rouge waa États-Unis nee nañu dégg nañu ab attentat bu terroristes yi di waajal fii ci Dakar Vox Populi nañu waa Amérique digal nañu américains yi nekk fii ci réew mi fii ba semaine bii njëkk ci weeru décembre di weesu nañu moytu hôtel yi Dakar yi enquête yéen a kay xëy ci xëtamu njëkk ab terroriste bu yoro fetalam taxaw yéen a kay ba nañu réewum Amérique mi ngi dànkaafu Sénégal njiitam di Macky Sall moo amee xët mu njëkku Direct Info yéen a kay bi bind na ñetti fan ci weeru novembre moom président de la République di Macky Sall mu nga jëm ca Touba ngir xooli wattaayu màggal ak Touba ak taxawaay bi ci gouvernement bi war a amee ana fan la toll waaye li Direct Info di laaj moo di Macky Sall kenn bëggul Sall gañ ko jàppee ca Touba ndax bu demee askanu Touba danañu génn teeru ko ab premier ministre moom Macky Sall di Mahammed Ibn Abdallah Dionne Soleil national nee nañu ma nga woon ca ndaje mañ doon amal ca Paris la France mu di séminaire intergouvernemental de Paris waaye dem nga jar na ko ne bari na fay déggoo ci coopération yu mu fa signé ak kilifa yu réewum France libération nañu Mahammed Ibn Abdallah
Isabella Dione la mu jëlee ca France bu doon daan duggi woon ñu ne marché neex na Sud Quotidien nañu Sénégal ak France jël nañu engagement yu bëri mu tënk ko ci coopération bilatérale bokk na ci li réewum France ne léegi dina xoolaat aw doxalinam ci wàllu visa ba mu gën a jàppandi ci doomi Sénégal yi ko yittewoo taxawaay bi ñaari réew yi war a am ngir xeex wàllu terrorisme ak yeneen yu ne mel lu mel ne lay bëgg a xew ca mairie bu Ndakaaru di kër Khalifa Sall bu sottee du jur jàmm bi leen réew mi quotidien ñaar fukki millions ak juróom yu ñu ne dañ koo détourné sàkkal ko pexe ca mairie bu Ndakaaru yéenekaay bi nañu moo waral ci biir APR am ñu ca jóg dem saisir OFNAC ba noppi di sàkku ñu jël mairie bu Ndakaaru dénk ko délégation spéciale moom Khalifa Sall ki gaayam dàq gi ñu ne dañ leen koy bëgg a dàq ci biir parti socialiste Walfadjri nee nañu ñiy wax loole dañoo bëgg a tuur nit ñi lëndëm rek waaye Khalifa Sall ki gaayam bañ leen dàq ci biir parti socialiste yàgg na bañ leen dàq léegi toll na ci ñaari weer ne juróom-ñaari fan ci weeru août ca la direction bu parti socialiste bindoon ab lettre ministre intérieur di ko xamal ne muy Khalifa Sall di Bamba Fall di Aïssata Tall Sall bokkatuñu ci parti socialiste amatuñu sañ-sañu wax ci turu parti socialiste mbaa ñu ciy jëf ju doy waar moo am ca caameen ga ca Louga benn waay di ab sàmm moo fa cor jaasi beneen waay ñeenti yoon ndax nee na waa ji dafay doxaan jabaram. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen jërë ngeen jëf ci ànd beek télévision Futurs Médias fii la ñu yem ngeen ci xibaar yi bàyyi leen ak programme télé bi di leen jox dig daje ci ngoon